Bon, on peut démarrer. Salaamaaleykum mbokk internet yi waa bopp koñ les sénégalais de l'extérieur ak les sénégalais yi nga xam ni ñoo nekk biir Sénégal ñu ngi leen di nuyu tey am ak waxtaan suñu doyen le grand patriote Clédor Sène ñëwoon fii jël ko benn interview boo xam ni bon dina indil sénégalais yi yenn leeral ci lu bëri loo xam ni mu ngi xew ci réew mi. te nit ñu bëree bari bàyyiwuñ ci xel bon tey ñu ne woon nag dinañ ñëw waxtaan ak moom mu ngi noonu xam naa dañ leen di bàyyee ak moom di leen wax ni li ñu bëgg waxtaanee tey mooy mbirum processus électoral bi nga xam ni ñëpp xam nañ ni am na yu bëri yu ci xew yoo xam ni sénégalais yi bàyyiwuñ ci xel ñu leen di divertir ci leneen bi ci topp ñu ngi ñëw ci wàllu scandale yi nga xam ni moo am ci wàllu énergie bi di ko tëjee mbiru Halliburton li mu doon tey évoqué na ko tey suba ci conférence de presse bi muy benn milice privée boo xam ne ñu ngi Sénégal ki ko fi indi di président Macky Sall ci responsabilité am lañ fi nekk liñ ci jublu comme ni mu ko waxee suba mooy déstabiliser le pays si jamais ñu remettre en cause les contrats yi nga xam ni c'est nébuleux contrats yi nga xam du njëriñu Sénégal bu ko defee moom dinañu ci indil ay leeral maa leen di bàyyi ak moom mu nuyoo bu ko defee ñu tàmbalee ci bi njëkk mooy processus électoral bi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah followers bopp koñ yëpp maa ngi leen di nuyu man la seen serviteur Clédor Sène di fas yéene am ak yéen jotaayu waxtaan pour laayante bi ci li ñu concerné lu ñu bokk muy Sénégal te jublu ci rek mu jëm kanam ñëpp jot seen àq ak seen yelleef donc affaire processus électoral bi sax li ko indi mooy dañu amul lu ñu neex ci li réew mi doxee parce que càcc gi mu ngi yokk tous les jours impunité bi mu ngi yokk tous les jours donc léegi loolu yëpp nag dafa laaj benn taxawaay parce que bu ñuy jooy attends vas-y c'est bon. yokkal kàddu bi tuuti rek baax na c'est bon. bu fekkee ni ñun ñu ngi jàmbat anam bi ñu yoree suñu koom-koom réew maanaam ñi nga xam ni dañuy détourner suñu xaalis ñu leen di bàyyi ñi nga xam ni dañ leen di jàpp ci faux billets ñu leen di bàyyi ñi nga xam ni rapport IGE da leen di épinglé ñu leen di bàyyi comme Petro-Tim ñi nga xam ni tamit rapport OFNAC da leen épinglé comme Ousmane Anne. Cheikh Omar Anne man toujours damay juum. Cheikh Omar Anne. bu université ñu defal ko promotion def ko ministre ku mel ni Mabay Niang rapport IGF inspection générale des finances moo ko épinglé ñu def ko directeur chef de cabinet à la présidence donc doon li ñuy metti gis ngeen bërki démb conférence de presse Ousmane Sonko muy révélé suufu Dakar Plateau bi ñuy jaay ak immeuble yi nga xam ni patrimoine bâti la bokk ñuy jaay immeuble Bruyère de Lille 12 xaw ma 14 étages la que plateau lañu màggee foofu lañ doon fooyee ci ascenseur bi di yéeg ba jusqu'à la terrasse di wàcc léegi loolu fii la ko fekk fii la ko Abdou Diouf fekk bàyyi ko fi fii la ko Ablaye Wade fekk bàyyi ko fi moom ñëw jaay ko donc muy ay affaires yoo xam ne vraiment yu ñuy jooy la léegi loolu yëpp nag li ciy saafara muy jëlee fi ñi fi nekk te loolu mënut a nekk lu dul ci processus électoral parce que nit ki dañ lay jox mandat pour benn app bu jotee ñu convoqué askan bi pour ñu tànnaat keneen léegi anam mooy ñoom président Macky Sall plutôt dafa tànn ay électeurs parce que Aly Ngouille Ndiaye waxoon na fi ñëpp ñi nga xam ni moom wóor na ko ni APR la ñuy voté dana fexe ba seen carte électeur génn fexe ba ñu jot ci fexe aussi ba ñu dem voté ji ci jamono joo xam ni primo inscrit yi dañu téye woon seen carte ñu jege 1 million de cartes ñeneen ñi nga xam ni téye wuñu seen carte ñu joxe na ay cartes yoo xam ni dañ cee bind non inscrit sur les listes électorales ak ñoo xam ni jot nañu seen carte sax mais ba ñu demee ci bureau yi gisuñu seen tur ci liste yi donc loolu yëpp boo ko boolee
mooy moom tànn na fichier am ba pare boo xam ne nanguwul ko audité nanguwul ko woon mettre à disposition de l'opposition indi woon polémique bu mag ñaareel bi mu tànn ñi nga xam ne ñoom lay àndal élection ñëw indi parrainage am ñu mu segg am ñoo xam ni dafa jëfandikoo yoon pour tëj leen Khalifa Sall Karim Wade li ci des mu indi ci ay jalgati. parce que on me signale que ni le son est un peu faible quoi xaw ma. waaw son bi de bu faible. xam naa ci ñun la quoi. ci ñun la parce que mënuma. loolu ñu ngi ciy jégalu. ñu ngi ciy jégalu di wax rek ma yëkkati baat bi. waaw di ñaan sunu grand mu yëkkati baat bi tuuti. ma yëkkati baat bi tuuti. pourtant ci kaw laay wax. donc gàllankoor yooyu moom la ñu jànkonteel loolu li ma koy tuddee mooy confiscation de la volonté populaire maanaam baatu askan bi la ñu tënk. parce que parrainage seggukaay la parce que carte yi nga xam ne moo daaneel Ablaye Wade mooy ñaari carte d'identité yooyu carte d'identité plutôt bu ànd ak carte électeur processus électoral boobu code électoral boobu moo tax Abdou Diouf daanu moo tax Ablaye Wade faluwaat moo tax Ablaye Wade mujjee folleeku ba Macky Sall gagné ko Macky Sall nag xam na ni système électoral boobu système la buy refléter volonté askan bi buy refléter baatu askan bi li mu njëkk a def mooy jël carte d'identité yooyu ak carte électeur yooyu yóbbu mbalit jël suñu 52 milliards def ko ci carte d'identité yu bees yoo xam ne amul turu yaay amul turu baay amul tous les renseignements d'identification nationale mu jóge ci loolu jël fichier électoral bi fondre ko defaraat tëggaat fichier bu bees boo xam ni moom rek a xam lu ci nekk jël code électoral bi soppi ko dugal ay L31 pour segg aussi ay candidats dugal L57 boo xam ni mennum Karim Wade taxoon mu jóg pour benn nit L57 ba noppi soppi constitution bi dugal parrainage pour segg ñoo xam ne amul pexe dugal leen kaso wala opposer leen benn disposition en justice donc tànn say électeurs tànn say adversaires yi ngay joŋanteel loolu dafa président Macky Sall léegi loolu est-ce que dañ koy nangu di ko seetaan muy continuer loolu moo war a dakk parce que yàq gu metti gi ñu nekkee ci réew mi pasare bu ñu metti bu ñu nekkee ci alalu réew mi noot gu metti gi ñu nekkee di noot nit ñi flyers sax boo koy distribuer ci dëkku démocratie pour sensibiliser nit ci ay problème ñu jàpp la yóbbu la commissariat ci jamono joo xam ne ab nit a ngi ñëw di ñu menacer ay jaasi di indi ay discours ethnicistes naan dañu war a jël jaas yi défendre troisième mandat fexe ba nguur gi des ci ay loxo pël ku mel noonu mu nekk en liberté rester en liberté ba noppi ñu koy protéger ministre Abdou Karim Fofana di ko plaider parti bi ci bëree génne na sax benn communiqué boo xam ne mu tuddati da ko mënutoon a ñàkk def di ci regretter seulement li mu def ñemewuñu sax bind ni dañu condamné li mu def kon loolu yëpp ñun tey benn pexe la ñu am ñaari sax pexe la ñu am pour mu dakk mooy jëlee fii ñi fi nekk def fi leneen te loolu nag ci ay élection la mën a nekk mais élection da ngay mën a voter parce que teguñu fenn ndaw ñi nga xam ni dañu jël seen carte d'identité bind ci ni mënuñoo voter comme ni ko Mansour waxee sànq dafa mel ni rek ñu jox la passeport bind ci ne peut pas voyager xam nga passeport boobu du am njëriñ ñu jox la carte d'identité bind ci ne peut pas voter xam nga loolu tamit dangay waar donc loolu la ñu war a taxaw tem parce que nax nañu parti politique yi ba dugal leen ci processus de dialogue politique pour gagner temps pour mën a reporter élection yi fi mu nekk nii xeex bi ndaw yi war a xeex te ñun ñu fas yéene ci sumb suñu loxo mooy xeex pour que ñëpp jot seen carte d'identité ñi ko jot woon ñi nga xam ne dañu am carte d'identité boo xam ne dañ cee bind mënuñu voter ñu dem soppi ko ñu am carte d'identité bu mën a voter ñi nga xam ni aussi am nañu âge voter te nekk ñu ci liste électorale yi ñu inscrire leen ci liste électorale donc loolu mooy premier combat bi nga xam ni war nañ ko mën parce que lépp lu ñu mën ci def te sécuriser wuñu processus électoral bi ñii fi nekk mën nañ fee nekk ba doyal
organiser ay élections yoo xam ne toujours ñoo koy gagné parce que ñoo yor seen fichier ñoo modifié seen code lu leen neex soppi ci dëkk bi lu leen neex soppi kon ñoom ñoo fiy toog ba abadan teg fi seen ay successeurs comme li Dunguru Sow wax Abdoulaye Daouda Diallo et cetera donc yooyu yëpp seen ay schéma la moo tax ndaw yi war a jóg taxaw tem xeex seen ak seen yelleef dafa am loo xam ni kenn du ko mayee yow yaa koy foqati am na yoo xam ne boo xeexul doo ci jot parce que doo toog fi ñu jékki-jékki rek Macky Sall ni léegi inscrire nañu ñëpp ci liste électorale léegi leeral naa ñëpp lépp parce que xam na ni bu ko defee day daanu te bu daanoo moom ak ñi ko wër yëpp dañuy tëdd kaso parce que bëri na ci ñi nga xam ne dañu jalgati alalu askan wi bëri na ci ñi nga xam ne dañu toog ci suufu askan wi suuf soo xam ne ak immeuble yoo xam ne ala kulli ay tôt ou tard nguur gu bees bu fiy ñëw du doon ay nguuru parti politique yu classique ñu bees ñoo fiy ñëw te ñooñu incha allah bu ñu ñëwee lépp lu ñu jalgati dañ koy foqati muy suuf muy contrat muy lu mënti nekk te ñëpp ñi nga xam ne am nañu ay responsabilité danañu jànkonteeg yoon def liggéeyam si ñoom donc loolu mooy tax ñoom dañu nar a moy ci nguur gi ci ay pexe ñun tamit mais daf ñu war a jaral ñoom lu mu leen jaral parce que ñun ñoo gën a sonn ñun ñoo mënut a feju ñun ñoo mënut a lekk ba suur ñun ñoo mënut a am dëkkuwaay ñun ñoo mënut a jàngal suñu doom yi ñun ñoo mënut a am revenu ba xale yi di dem ci gaal yi di dem ci désert yi di dee drame bu nekk ñu ngi koy jànkonte kon ñun ñoo war a sacrifié wu fippu laa wax pour que loolu yëpp daal di dañ suñu moomeel dellu ci suñu loxo askan bi nanguwaat baatam bi nga xam ne dañ koo tënk ci loo xam ne du dëgg du yoon. Bon grand man li may laaj mooy si je comprends bien dafa mel ni nguur gi fi nekk dañu am seen fichier bopp te bu ñu xoolee en 2012 ak yooyu yëpp réglé woon nañ ko loolu lañ doon xeex ba ñu ñëw fi ñoom bon bi ñu ñëwee léegi lan moo tax sénégalais yi bàyyeeku ba lii lépp xew parce que élection yi fi jaar bari na élection yu bari jaar na fi sénégalais yi ba léegi mënaguñu xalaat ni ñii seen fichier bopp lañ yor ba lépp lu ñu dem mën ko jël supposons tey même bu fekkee ni seen fichier bopp lañ yor tey bu ñu demee ci élection yoo xam ne bii di ñëw 2024 même bu fekkee Macky Sall bokk ci te waru ci bokk ñëpp xam nañ ni wax waru ci bokk ñoo koy gañewaat rek ñoo koy gañewaat voilà foofu laay waxee kon acquis yooyu sénégalais yi amoon lan moo tax ñu bàyyi ko mu dem parce que Macky bi muy ñëw dafa am lu ko fi teg waaw Macky Sall moo la gën a xam ni ñu conservé moo gën a xam ni daaneel Ablaye Wade parce que Ablaye Wade bu defoon comme moom coow mooy bëri rek mais du mës a daanu fekkoon ni dafa wut fichier électoral am tripatouiller parce que moom bi mu ko bëggee def sax mais bi nit ñi ñëwee 25% boobu da cee dellu gannaaw mais Macky dara lu ko delloo gannaaw lu dul xeex sénégalais yi ko ci bàyyi waaw sénégalais yi nag tant que jóguñu man sama baat ci kaw sénégalais yi tant que jóguñu xeex dañuy nekk ci buumu nooteel jox réew mi koo xam ne mu ngi koy jaay tubaab yi mu ngi tayle suñu suuf si suñu foncier agricole sax laay boo demee ci ay Petrotim ak ñoom Aliou Sall ak nijaayam ji nu mu tudd ci nijaayam Timbo maire de Pikine jox nañ leen 20 000 hectares Richard Toll wetu Colonna ay suuf yoo xam ne dañ ko joxoon benn projet seen éthanol ay italiens yu ñëwoon fii pour defar carburant bio mujj gi ñu ni dañ ñu tuddee ko seen huile ak seen éthanol même société bi la mujj gi ñu doon def ceeb bi doxul après ñu dem jox ko Teranga Ferme bi nga xam ne Agritrans moo ko moom Agritrans bi génnoon bi turam génnoon ci dossier Petrotim bi si révélé mais Abdoulaye Timbo ak Aliou Sall ñoo koy xëccoo Aliou Sall nee na turam moo ci nekk et le 4 août 2011 turu Abdoulaye Timbo moo ci nekkoon parce que date boobu la ñu créé entreprise bi 2011 Abdoulaye Timbo moo ci nekkoon donc ñoomi neen la de toute façon 20 000 hectares marocains yi ay 10 000 hectares lañ leen jox indiens yi ay 10 000 20 000 hectares et cetera géej gi gis nga li ci xew 6 000 hectares yi ñu doon wax ci wàllu Franck Timis nag loolu mooy 20 000 hectares yi ma lay wax lu 6 000 hectares mais 20 000 hectares la 20 000
mooy ñaari fukki junni ñaar fukki ci ay hectares moom la ñu jox Agritrans muy Teranga Ferme bi nga xam ne benn collaborateur Franck Timis moo ko doon gérer te këyit bi këyitu Agritrans la société wu Ablaye Timbo bi nga xam ni Aliou Sall moo ko revendiqué moom lañ doon wax moom moo jotoon $250,000 pour impôt. Mais bu ngeen di fàttaliku attaché de conseil en communication président nu mu tudd xaw ma naka Thiam te mu defoon interview France 24 dafa ne information lay joxe xaalis boobu pour consultation agricole la fàtte naa turam. Je crois que Thiam la sant. xam nga moom sax entendoon nañ ci waaw ça me reviendra. moom def ni xaalis boobu pour consultance agricole la ba noppi def ni ça c'est une information kon confirmé nañu xaalis boobu am na te am na projet agricole réellement bu mu dugg mooy la ferme Teranga concerne 20 000 hectares donc loolu la nit ñi naan 6 000 hectares ñi naan 26 000 hectares mais c'est 20 000 hectares qui ont été affectés à Sénétanol Saint-Louis ñu réaffecté ko Franck Timis ak Aliou Sall Timis Corporation donc yooyu yëpp kon ñu ngi ci énergie bi léegi. yooyu yëpp. li koy arrêté. mooy ñu respecté baatu askan bi fi mu nekk nii kenn xamul kañ lañ dem élection amul calendrier électoral kon ñii dañ fiy toog ba kañ donc léegi saafara bi mais mooy loolu. mooy ndaw yi jóg taxaw xeex seen àq ak seen yelleef c'est-à-dire fexe. jot seen carte d'identité mën a voter ñu bind leen ci liste électorale yi fexe coppite yi nga xam ne dugaloon nañ ko ci code électoral bi pour segg ci ay L31 ak L57 ñu dindi ko dellu ci statu quo ante maanaam code électoral ba nu mu meloon ni ko fa Macky Sall fekkee woon et ku am 18 ans ñu bind la loolu bu ñu ko defee li askan bi bëgg dina am su fekkee ni Macky lañu bëgg dinañ ko voter ci lu dul am benn contestation su fekkee ni dañ cee doyal dinañ ko folli ci lu dul am benn contestation loolu mooy indi jàmm ci réew loolu nag bu amul nit ki bu mënul exprimer wu dina wut yeneen anam yi mu exprimer wu te loolu mooy taxaw jàmmarloo ak nguuru jàmm moo am ak nguuru jàmmarloo waaw ñaar yooyu moom benn moo ci am te président Macky Sall def naa ci naa lay demee bu demee ci ñun moo tax nit ñu war a waajal suñu bopp pour kenn dootuñu bett comme ñu ngi ñuy menacé ak ay jaase yooyu war nañu waajal suñu bopp ba kenn duñu bett ñun daal liñ ci mën collectif bi def conférence de presse danañ ko def dinañu woo ndaw yi danañu woo organisation yi danañu woo parti politique yi nangu ànd ak ñun waxuma parti politique yi pare pour dem rejoindre Macky Sall parce que ñun tam xam nañu liy daw ci réew mi xam nañu ñu ñuy woo pour ànd ak ñoom ci xeex bi danañu def suñu kéem kattan ngeen ñaanal ñu mais li laahi wa rasuli yi résignation bi nga doon wax ni jeunes yi ndaw tey pourquoi ñu toog rek croiser les bras ku nekk ci sa téléphone di voilà alors que en 88 ñun de suñu jamono xel xalaatu pour lu gën a néew lii ñun xeex nañu ba état d'urgence samp ci réew xam nga état d'urgence bi corona moo ko indi mais ñun dañoo xeex ak xeex ba ñu wàccee armée ak gendarmerie yëpp teg ci mbedd bi nekk état d'urgence bon moo tax ma ni dañu amoon ay acquis yi ñu am 88 ak yooyu dañ ko xeex 2010 ba 2000 ñu ñëw ba 2000 acquis yooyu am Ablaye Wade di ñëw ñu dem ba 2012 M23 ñëpp a ngi koy fàttaliku ñoom Mamadou Diop ak ñoom Fodé Ndiaye ak ñeneen ñooñu ñëpp ñàkk seen bakkan tey ñoom ñii tey yor pouvoir bi ñoo doon les responsables biñ ñëwee liñ njëkk def mooy étouffer loolu lépp kenn waxatu ci enquête amu ci dara amu ci dañ ko tegee ne kon donc comme li ngay expliquer ni jàmmaarloo mooy am man pour man jàmmaarloo bi dañ ko sax yéex a def moo may sa waay di tarxiis boobu ba léegi sénégalais yi dañ ko seetaan de trop jàmmaarloo defaguñ ko xam nga nguur gi dafa wor askan bi 65% la ñu porté Macky au pouvoir ci élection yoo xam ne président de la République ak ministre de l'intérieur Ousmane Ngom ak Abdoulaye Wade ñoo ko organisé kon système boobu électoral boobu baaxoon na su baaxutoon ñooñu duñu daanoo ak écart boobu 65% loolu Macky Sall amagu ko ba léegi système bu bees bi nga xam ne dafa def fichier boppam sax amu ko nee na waxul 58 58 ak 65 du benn
amaatu ko te bii moo créé fichier boppam créé code électoral boppam sàcc partout ay Touba ay partout. bon aussi itam sénégalais yi yombal ko ñu leen di jënd ñu nangu aussi itam. waaw loolu tam luñ jar a wax sénégalais yi la ñu jël seen responsabilité. waaw mais xam nga masse dafa naqaree gérer moo tax action ak conscientisation mooy tax nit ñi yeewu jóg taxaw seen àq comprendre ni kii mais Macky Sall benn année rek la def gum ci mandat mu bees bi de. 2024 2024 ak a sore. est-ce que ñun dañu war a toog fii ba 2024 ñuy jaay suufu Dakar di jaay suufu àll bi gis ngeen Denglet ba noppi léegi ay titre foncier lañuy def ay suuf yoo xam ne ay suuf yoo xam ne délibération rek la doon léegi dañ koy def titre foncier nga xam ne yow boo deewee sa sët ak say sëtaat ak say doy génn ci assiette foncière u Sénégal ba ilaa yow nit yi bokkatul ci Sénégal li ñuy jaay Dakar Plateau bu ñu ko jaay ay privé ay partenaires privés bokkatul ci Sénégal donc géej gi joxe nañ ko ressources minières yi toujours ma wax ci léegi fii ba 2024 mais Macky Sall dina jeexal dëkk bi léegi nit ñi bu ñu amee conscience boobu mais lu ñu xaar sax 2024 dafa sore parce que moom tegatul calendrier électoral amatuñu calendrier électoral kon jëngu moo fi des xeex comme demuñu élection comme élection amatul nit ñi binduñu leen ci liste yi kenn convoqué wul collège électoral di laamisoo ak ay partis d'opposition pour dàq ay élection mais askan wi dañu jóg ni ça suffit mais loolu mooy parce que jëmuñu ci élection. am na ku ko wax sànq jox la sa passeport ba pare ne la mënoo voyage. waaw mais loolu tam. loolu est-ce que yaakaaroon ni responsabilité bi tam mu ngi nekk ci ñi nga xam ñu ngi jël seen carte d'identité téye ko ñu gis ki ne leen mënu leen voté ñu toog nangu ko te ay citoyen lañu. moo tax am 18 ans war a mën a voté. moo tax ma ne la dinañu sanc ay comité de liaison ci gox ko xaañ recenser cas yooyu yëpp def ay statistiques yu leer xam ñaata la ñu xeex pour ñu dugal leen ci fichier électoral xeex pour ñu refondre fichier électoral bi xeex pour ñu réviser waat code électoral bi delloo ko fa mu ne woon kooku moom on est partant. waaw loolu daal kooku moom on est partant te ñu ngi xaar loolu moom mooy léegi sànq yaa ngi wax ci wàllu énergie bi ressources yi nga xam ni gars yi dañ ko mais man mënuma comprendre manque de patriotisme bi nga xam ni moo am suñu njiit yi nga juddoo ci réew mi jàngal la ba nga agsi fi nga agsi tey mosoo génn Sénégal li sénégalais yi am yëpp nga jaay ko di jaay seen suuf li nga xam moom lañ am mën ko dundee nga xam meññeef la bu leen seen borom jox nga xam dëkk yi nga xam avancé nañ yëpp dans le monde entier loolu moo leen avancé loolu dañ jël li ñu moom ñu fexe ba ñi dëkk ci dëkk bi jëriñoo mais fii da ngay gis ni képp kuñ fi fal yow dañ ciy génn ñi la jege dañ ciy génn mais peuple bi toujours dañuy nekk ci précarité bi ñu nekkoon buñ fa jug te day yokk te day yokk loolu moom man daf ma jaaxal dama naan est-ce que amul leneen lu xew luñ ñu waxul nit mën na ñàkkee noonu patriotisme man mënuma ko gëm parce que nit ku nekk sa bopp ngay xool dama gis ni ñi doon xeex en 2012 ne dañu soxla woon Sénégal ba jot ci mënuñu ci jot ba pare lii Sénégal moom ñu jël ko di ko jox ñeneen bàyyi askan wi te gis nañ ni askan wi di dañ loolu jaaxal na ma trop. waaw loolu réponse bi mooy nguur ngor moo mën a yor nguur est-ce que son bi leer na est-ce que gars yi waaw gars yi ñu ngi réclamer son bi mais bon je pense que baax na de xanaa ñu yokk ko fii rek allez-y demal je pense que baax na waaw nguur ngor moo koy yokk ak ngor parce que ab président gis nga gars yi li ñu ñem dootuñu ko bàyyi parce que xamuñu ko yow ñu jox la ay milliards fonds politique caisse noire jox la avion jox la palais jox la oto parc automobile jox la budget présidence ay centaines de milliards budget présidence la am bu bokkul ak yow sa caisse noire te président day am salaire président day am salaire jamono Abdou Diouf 15 millions la woon te dégg naa yóbbu nañ ko 30 millions aw ma lu ma ci leer mais moom mënul sax dépenser xaalisam parce que du fay courant du fay ndox du jënd yére du fay transport du jënd ravitaillement de ay ceeb ak diwlin ak président ba du ko jënd lépp suñu ndoor du la nekk il ne peut pas dépenser son argent léegi yow yaay yor marché yow yaay enrichir yow yaay def lépp mais alalu askan bi war nga ko mën a bàyyi ñi la wër aussi mais alalu askan bi war nañ ko mën a bàyyi dañoo gore di loolu doyu leen ba ñuy jël suñu alal ma jox la benn exemple ciment bi nekk Sococim cimenterie bi nekk Sococim
état 10% la ci amoon xam nga. 10% bi seey na léegi xam nga ñaata lañ ci am. 0%. lu tax loolu. dañ ko séddee. mais Dangote bi mu ñëwee. li information dafa bëggoon wàññi ciment bon mais dañ ko imposer ci d'après les informations yi. waaw ne ko il faut nga dem yóbbu baar bi fi ko Sococim teg. waaw parce que Sococim. ab tubaab juif. buy wax crémien. moo ko moom. CSS Mimran moo ko moom. tubaab la tamit. Eiffage borom sikkim bu weex boobu lu mu tuddati sax. waaw. tey lu ñu daal ñooñu ñëpp dafa am lenn lu ñu bokk. Gérard Sénac. Sénac. ay même sànq ki nga doon wax sax Kassé la. ay waaw. Kassé. El Hadj Kassé. El Hadj Kassé. voilà ñoom Sénac ñoom ñëpp. dañu am lu ñu bokk. mooy seen diini. ay franc-maçon la. yaa ngi dégg wax franc-maçon. mais du ñooñu rek. alors ñooñu dañ leen a beral loxo dañ leen a bàddi donc suñu aligné suukar si mais dañ ko doon tere suñu commerçant yi pour ñu importer ko pour protéger Mimran. waay loolu kay moom yàgg na fi. coowu suukar yàgg na fi mais même règle boobu la ñuy appliqué ci ciment bi. même règle boobu la ñuy appliqué ci ciment bi parce que souveraineté amul ñii ñëpp ñu ngi ak ay double nationalité ñoom ak seeni doom. dañ fi nekkal intérêt tubaab yi. donc askan bi ñoom wax dëgg yàlla ñoom dañ leen di sax delloo gannaaw pour xiifal leen pour mën leen a gën a noot. donc loolu moom mooy seen jubluwaay. loolu moom mooy seen ay pexe parce que député bu mën a voté loi boo xam ne dañu sa koom-koom yëpp. yow 10% rek nga ci am. tubaab bi moo am 90% yi. kooku du patriote. ah. président bu promulgué loi boobu. engagé na responsabilité ba noppi day bind décret d'application double décret d'application kooku du patriote ñooñu ñoo fi nekk. ñooñu ñooy xëccoo réew mi ku wàcc sa moroom bëgg a yéeg doy na nag léegi ñu changé loolu yëpp. teg fi ñoo xam ne am nañu fitu défendre intérêt yi Sénégal parce que Sénégal jot na nag mu dem parce que yàlla wàccoon ak moom. gars yi de ils sont intéressés. ñu waaw ngi laaj volume quoi mais nii nag volume bi malheureusement. c'est dommage hein. ana micro bi fu mu féete fii ci bii côté la féete. je pense c'est le fii. bon bàyyi man dajale ñaari rek ma jëm téye ko ñu xool ba xam parce que gars yi fi mu ne nii. waaw su fekkee ni son bi tane na ngeen. est-ce que c'est bon gars yi xool leen ba xam nii de lañ mujjee. waaw est-ce que son bi tane na. c'est on bon attend vos réactions pour continuer. sëñ Lamp. est-ce que son bi amélioré. oui Lamp Tambédou xoolal ñu son bi bu fekkee c'est bon rek nga signaler ñu ko volume bi quoi. est-ce que le volume est bon léegi ma continue. c'est bon nguur goo xam ne. nee na baax na c'est bon alhamdulilah nguur goo xam ne député yoo xam ne mën nañu signer ni suñu ressources naturelles yëpp or zircon phosphate tout Sénégal 10% la ciy am loolu dañ ko signer. sont inconscients. tubaab bi 90% la ciy am kooku du patriote président bu promulgué loi boobu engagé na responsabilité te moom du patriote. te day signer aussi décret d'application loi boobu. ñu affaire boobu nu ñu koy séddoo détails yi. décret moo ciy toftal. kon ñooñu ñoo ñuy jiite. ñooñu liggéeyaluñ ñu. mais train électrique bi ñu fi indi. pour lan la. terre bi. électrique il est à terre. xoolal le mode de carburant électrique. loolu est-ce que dafay répondre ci suñu bëgg-bëgg ci suñu besoin ñun. gis nga li fi nekk yépp buñ koy wax sa xol day jeex ñii seen bopp lañ fi nekkal dañuy rey askan bi parce que courant Sénégal la gën a cher partout parce que UEMOA dafa am kuréel bu ñuy wax IRDE Institut de régulation de l'audiovisuel ñoom seen étude dañu ne ci espace UEMOA bi prix kilowatt-heure warul dépasser 30 francs Côte d'Ivoire ñu ngi ci 50 francs Sénégal mu ngi ci 100 et quelques francs 110 je crois. parce que 3 tranches la benn tranche bi 110. alors léegi au lieu ñun ñu politique boo xam ne day wàccee coût énergie. ñuy ay haute trahison la ñuy def ñuy def politique boo xam ne. day yokk coût énergie. léegi dañu loué benn centrale flottante turque
mooy bateau boobu ñuy wax Cat Power bu am 12 turbines à gaz. bateau bi day jéggaani méthane. benn gaz naturel boo xam ne même gaz boobu la ñuy produire fii Gadiaga. ñoom dañ koy importer lakk ko courant jaay ko Senelec doo ñu ko jaay xam nga loolu day cher. mais gis ngeen fan yi ku ñuy wax Samuel Sarr signé benn protocole d'accord pour defar benn centrale électrique benn turbine à gaz boo xam ne moom day jaay Senelec courant moom ak ay partenaires. temps yi ci samay intervention maa ngi leen di wax ni biir présidence dafa am benn cartel. cartel boobu maanaam milliardaires yi wër Macky Sall limoon naa leen. ay ñoom Bara Tall ay ñoom Diagne Ndiaye ay ñoom Baba Diaw ay ñoom Youssou Ndour ay ñoom dama ciy fàtte sax waaw ay Arona Dia ak ñoom seen léegi kenn ci cartel boobu ci actionnaire yi la bokk muy Arona Dia actionnaire la ci West Africa Energy bi nga xam ne dañ leen jox ci suuf Senelec c'est-à-dire centrale Cap des Biches fu ñu tabax seen turbine à gaz. turbine à gaz boobu su paree dañuy jaay Senelec courant bi 2023 le centrale boobu di pare te dina fekk gazu Saint-Louis bi ñu commencé ko exploiter. te gouvernement bi dafa am projet bu ñu tuddee gas to power c'est-à-dire lenn ci suñu wàll ci gaz boobu dañ koy affecté directement Senelec pour mu def ko courant. léegi loolu ñu war a affecté directement Senelec pour ñu def ko courant moom la ñuy jox West Africa Energy pour mu def ko courant jaay ko Senelec. yaa ngi may comprendre. te Senelec mënoon na ko defal boppam. Senelec moo ko war a def. mooy société nationale société nationale d'électricité ressource bi ressource nationale. mais dañu jël un conseiller à la présidence un ministre conseiller Arona Dia boole ko Samuel Sarr parce que acte notarié yi Samuel Ahmed Sarr moo ci nekk comme gérant. ñu ngi kayit ils ont signé le protocole d'accord te ñoom sax na buñ ko léegi ñoom ñoo jël suñu gaz transformé ko ci seen turbine à gaz mu nekk courant ba noppi ay techniciens Senelec ñooy liggéey bi ay techniciens Senelec ñoo commencé liggéey fi mu nekk nii damay bañ a citer ay tour maa ngi seen tour ñoom ñëpp ñoom ñoo commencé liggéey bi Sénégal ñun da xaw fuñ jëm. donc ñun suñu main d'œuvre mooy def liggéey bi suñu gaz mooy togg courant bi ci périmètre foncier wu Senelec la ñu installé turbine bi mais courant bi ñun moomuñu ko Arona Dia ak Samuel ñoo moom courant bi Arona Dia ak Samuel ñoo moom courant bi ñooñu koy jaay ñun te waxaguñu kilowatt heure ñaata la waxaguñu contrat bi ñaata at la donc loolu dinaa leen ci defal benn liggéey parce que lii mënuñu dugg ci biir. mais li ci nekk yëpp xam nañ ko dinañ leen ko indil di ngeen yéemu. dama leen illustrer rek ni fii ay patriotes nekkuñu fi. président de la république moo nas loolu. te ñu ngi ciy laam-laame ñeneen ñu ko wër ñoo xam ne nekkoon nañ ci ministre de l'énergie ñu ngi ci biir joint venture boobu ak ay porteurs de part yu leen nëbb am na ay tur yaa ngi fii ci sama carnet bi ñu ngi foofu. donc loolu liggéey la boo xam ne dañ leen ko baaxee ci kanam mais pour wan rek ne loolu du nit warut a mën a nangu nga loué bateau muy defar courant nga jaay Senelec nga jël ay ministre conseiller à la présidence ak Samuel ak say nit ñu te boo xoolee santu ñi nekk ci actionnariat bi sa xel day dem ci li ñëpp di njort quoi affaire du sax bëgg àgg nañu bàyyi noonu mais après naa génnee tur yëpp les gens vont faire leur propre analyse donc dëkk bi mu ngi dem ci dérive yoo xam ne kenn xam ko loolu nag ñun moo ñuy metti ñun suñuy wootee fipp suñuy wootee pour ñu defar carte yi defar système électoral pour ci anam bu pacifique ñu mën a jotaat ci suñu dëkk jotaat suñu alal jox ko ay loxo yu sell ñu defar ko loolu rek la lii nag jar na xare bu nekk parce que suñu alalu bopp la man de loolu laa jàpp loolu mooy sama défaut man loolu laa jàpp donc jar na xare bu nekk lii benn la rek ci anam ñi nga xam ne lañu desservir suñu intérêt ci profit intérêt ñoo xam ne
dañu nekk dans l'appareil d'État et en dehors de l'appareil d'État di séddoo suñu alal. Samuel est en dehors de l'appareil d'État mais il couvre ceux qui sont dans l'appareil d'État. bëri na ay milliardaires sénégalais yoo xam ne dañuy couvrir ay hommes d'État ci wàllu business ci wàllu marché lii benn la ci am yu bëri. di fàttali ni bokk na ci 26 yi nga xam ne ñu leen doon cité en 2012 ñu waroon dem. gis nga ñi mais ñoo ñëpp recyclé nañ leen. gis nga ñi ñu cité woon pour ñu dem wuyu ji CREI ñi ci ëpp ils ont été ministres des mines et de l'énergie. Madické Niang mës na nekk ministre des mines. Samuel nekkoon na ministre de l'énergie. Ousmane Ngom mu ngi ci woon ci liste bi moom tam nekkoon na ministre des mines. Omar Sarr. non pas Omar Sarr mosul nekk ministre des mines. Ablaye Baldé bokkoon na ci liste bi quoi. bokkoon na ci liste bi mais Ablaye Baldé mu ngi woon ci liste bi nekkoon gis nga ñooñu ñëpp nekkoon mës a nekk ministre des mines ou de l'énergie ou les deux. Macky mënu leen tëj parce que ñooñu dañoo xam deal yëpp ñoom ak ñoom Macky ñoo doon deal man li may wax dama ko ñëwee parce que en tant qu'ingénieur quoi Macky parce que xam na mbir yi mu ngi ci ma ni moom même ba mu nekkee ministre am na fi voyage Afrique du Sud yoo xam ne man dama ci am ay image privée loolu jotagul maak ñoom la affaire feeru Sénégal oriental bi depuis 2003 la ko Macky Sall commencé moom ak Ousmane Ndiaye ñun dañ leen topp ba ci seen ruq-ruqaan yëpp lépp a ngi fi lépp kon ñooñu duñu parce que booy xool ñooñu ñëpp léegi ay xaritam lañu tous les anciens ministres des mines excepté Karim et de l'énergie parce que Karim nekkoon na énergie excepté Karim ñëpp ñu ngi ci système bi. ana Madické Niang ñëpp dugg nañ. ana Baldé dugg na. ana Samuel dugg na. ana Ousmane Ngom dugg na yàgg na moo njëkk a dugg te moom tentamar lañ fi def dañ ko jëli ba kenn fu kenn xamul ak hélico. ils ont tous en commun d'avoir géré les mines et l'énergie mais xooleen seen position ku ci nekkul dans l'appareil d'État yaa ngi séddu dans le business ñu ngi ni pat di lekk seen xaalis di sax-saxee donc loolu laaj na askan bi yeewu bàyyi sëgg ci téléphone yi te wàcc ci terrain bi laaj seen àq ak seen yelleef parce que Sénégal lépp lu ko mën a développer yàlla def na ko fi ci koom-koom ci expertise ci xel ci xarit sénégalais kenn ëpp ko xel moo xam bu jàng bi moo xam bu jàngul bi moo xam bu jaar daara bi sénégalais kenn ëpp ko xel waaw donc loolu mooy suñu gàllankoor manque de patriotisme au sommet de l'État moo tax ñun ñu dem ci jamono joo xam ne yenn dëkku africains yi nga xam ne gëm nañu seen bopp comme Ghana comme Angola comme Rwanda comme Botswana comme même Ouganda ñu ngi dem seen yoon ñu fi bàyyi kon loolu mooy li nga xam ne lu dommage la te dafa laaj benn taxawaay bu radical parce que amuñu temps ñii luñ fi gën a yàgg yàqu-yàqu bi gën a métti. scandale yi may dégg ñu koy tudd parfois bu ñu koy wax sama xel day dem ci benn couche boo xam ni ci Sénégal mooy suñu kilifa diine comme Sénégal ñun dañuy dëkk boo xam ni ñu bindoo mooy dañu am ay gëm-gëm gëm-gëm yooyu ñu am dañu am rôle bu important bu ñuy jouer ci Sénégal man damay poser benn question ñoom scandale yi ñuy wax dañ ko xamul wala dañ ko xam dëgg ci seen tànk wala dañ ko bëggut a xam wala dañ yërëmul peuple wala dañoo am ñoom beneen gis-gis bu ñu am ni xëy na moom lañ mën a doxee ba génn ci loolu te bal du tàkk sagar du xeeñ te loolu la ñuy ñaan ñun mooy pacifiquement ñi fi nekk jóge fi te xat du damm parce que li ñu nekkee mooy li nga wax sànq haute trahison ñoom ñëpp war nañ fa mën a dem am na ku ko fi mës a wax ñu diaboliser ko te li mu wax dafa nekk ku fi mës a toog teg nga acte yoo xam ni bu ñu la toppee haute trahison nga jëm parce que da nga trahir sa serment trahir sa nation kilifa diine yooyu lan moo si seen rôle parce que damay gis ni parfois surtout les activistes ñi nga xam ni c'est pas des politiques quoi comme ni ma ko waxee ñi nga xam dañuy jug di xeex duñu faral di jug comme ni ko politique yi di defee di dem ci chef religieux yi di leen tegal problème bi di leen expliquer li nga xam ni moo xew di leen wax li waral ñoom seen combat ak seen taxawaay pour jéem leen ci impliquer loolu yow nan nga ko gisee en tant que doyen yàgg ci Sénégal mën ñu ci wax loo xam ñun ñi nga xam ay ndaw lañ bu ko defee ñu gën a xam nan la ñuy mën a collaborer ak ñoom ba mën ñu dimbali ci lii parce que mbir mi doy na waar trop. waaw ñun de ñu ngi rëccu di ñaanal
maam Abdou Aziz. maam Abdou Aziz si Dabaax. man mii murit laa. mais moom am na fu dëkk bi daan toll da daan wax ak politique bi. muy nguur muy opposition. te teg ko ci dëgg. kilifa diine régulateur social la war a doon. bu daay amee mu fay bu jalgati amee mu soññ nit ñi ci jubbanti. léegi ndax ñun dinañu informer kilifa diine yi ci situation réew mi. kay parce que man bokk naa ci front de résistance nationale. laata parrainage bi di ñëw pour éviter li amoon 19 avril. heureusement jéggiwul dayoo mais lu ne mënoon na ci xaj. parce que xeex la woon ak régime. def nañu tuuru famille religieuse yëpp toog ak xalif yi seen bopp. expliquer leen situation dëkk. comme niñ ko defee ak Union européenne. ak ambassade États-Unis. donc ñoom liy xew ci dëkk bi mënu leen a ump léegi ñoom dañoo am ay taalibe ñi nekk ci nguur gi ñi nekk ci opposition. moo tax ñoom ñu am retrait ci seen politique. Aliou Dembourou Sow bi ni xalpulaar yi nañu jël jaay ci défendre troisième mandat fexe ba nguur gi des ci loxo pël yi gannaaw Macky Sall. ba lim ci Abdoulaye Daouda Diallo. kooku amul sëriñ. oui tout à fait. kan moo ko waroon njëkk a ramener à l'ordre la famille omarienne. oui tout à fait loolu wax yee fitna la dëgg neexul grand dëgg neexul. wala. fii ñun ñëpp am nañu kilifa. mais ñoom dañuy tàmm peut-être di wax ci sutura ci suuf te am na fu réew di toll. pour man voilà dañ ko war a biroo quoi. kooku bu amoon kilifa. du dem l'observateur lundi. ne la ma waxoon rëccuwuma ci dara te dindiwuma ci dara. kooku kenn waxul ak moom de. man de sama sëriñ bi ma nee bàyyi. du ma dem naan li ma waxoon tey laa ko doon wax. ko def benn Sénégal bi ko def. kon ñooñu maanu gi ñuy maanu. mooy tax nguur gi sañ yenn yi mais ñoom kese mën nañu régler problème du Sénégal. kilifa diine yi kese ñun chance boobu la ñu am. mais entourage seen entourage peut-être ñoo décidé jouer seen rôle. wala ñoom ñu décidé maanu ba mu ëpp. ba mu ëpp laa wax. maanu baax na mais bu ëppee du baax. parce que kooku Aliou Dembourou Sow li ma njëkk xalaat mooy sëriñam xanaa waxul bu wax moom bu déggee lii war na ko woo. waay ñu ko may lii. du waxu gor du waxu nit ku baax. alxuraan day wax moytu leen fitna boo xam ne bu ngeen ko yëkkatee du yem ci seen kaw. waaw damay bañ a arabal rek. gars yi xam nga ay may wax mais loolu la ñu jàngal ñun ñëpp. mais moo tax ñun daal nañu xeex li ñu war a xeex bàyyi borom kurus yi seen kurus. bon di sàkku seen boo gisee ma waxee foofu doyen mooy comme réew bi ñu nekk. justice bi mu ngi à terre. ñoom ñoo waroon régler question yi. waaw ñoom ñoo ko waroon régler. mais ñoom bu fekkee dañ démissionné. am na sam benn intervention. un jour jamono Abdou Diouf. jamonoy Abdou Diouf. xalifa yi dañ daan joxe consigne de vote. oui je me rappelle. consigne de vote dafa daan am. ndigal ci Touba ak ci Tivaouane yëpp dañ daan joxe jaxaran. consigne de vote ay Kaolack toutes les familles religieuses. dañ daan soutenir politiquement ay obédience. moo tax ñun pour bañ a créer ay frustration. pour gérer ay sensibilité comme Sénégal dëkku diine la koo gis am nga kër diine boo bootu. ñun nañu xeex li ñuy war a xeex wax ak ñi ñu war a waxal mu jeex. def naa loolu mooy li ëpp solo que du orienté débat ci foo xam ni am na sensibilité boo xam ne boo ci soree rek di nga am ñoo offensé ñoo offensé mais ñëpp ñu ngi fàttaliku quand même parce que l'histoire est là man histoire laay wax ay xalifa ñu Abdou Diouf la ñu jàppale am na sax ku ñu ci saaga woon su jàppalewul Abdou Diouf imbécile dégg nañ ko fi mais loolu nag dafa doy waar. mais nag jamono jooju dafa weesu boo gisee ñuy dawaat xam nga liñ naan furna bu tëw a boy da nga koy ëppee boor bu ne.
sànq maa lay wax ni la justice bi moo deful liggéeyam fonctionnaires yi ñu ci bëri duñu ay patriotes parce que bu ñu doon ay patriotes duñu privilégier seen siège que Sénégal. parce que chaque jour li ñuy def li ñuy def yëpp ci réew mi fonctionnaires ya koy def. ah tey bu doon ay patriotes lañ dañ koy bañ. parce que mës naa ci waxtaan ak kenn ne ko lu tax bu ñu la santee nangam ak nangam doo démissionné mu ne bon boo démissionné yaay perte rek parce que keneen la ñuy jël teg ko fa mu def li nga doon bañ a def. waaw c'est-à-dire loolu du patriotisme. non loolu égoïsme la bu ñu demee ba jaaxle nag ci boor boobu. léegi ngay xalaat ne am na ñu yilif sénégalais yi ñi nga xam ni mooy surtout couche bi nga xam ni ñoo gën a bàyyeeku. ci wàllu doxinu réew mi maanaam du ma ni dañ inconscient mais peut-être que pour ñoom seen yoon nekku ci te am na ñoo xam bu ñu waxee ak ñoom ñu dégg leen moo tax ma ni est-ce que du ñu jéem a dem ci ñooñu wax ak ñoom ne leen carrément nag réew mi fu mu jëm bu ñu moytuwul du neex kenn parce que xam naa ne xam nañ ko mais ñu fàttali leen. fal bu ñu bëggee noppal. nañu bàyyi kilifa diine yi ñu régler seen ay problème tarixa am nañ ci rôle de bu mag ñun. nañu jël suñu responsabilité ba mu mët comprendre waaye boole ko fulla boo xam ne bés bu ñu demee ñun ba jekku bu ñu kenn woo waxtaanu masla parce que li fi nekk ñëpp yëpp li fi nekk umpul kenn bés bu yëngu-yëngu amee na ku nekk na toog fu mu toogoon rek bàyyi ñoo ko buur ki kon bu ma déggee bu baax ñoom seen taalibe ñooy dem di détourner alalu askan wi ñu ciy teg seen bët xam ko bu ñu leen tëjee ñu leen di ñaanal ñu bàyyi leen. déedéet donc léegi non nañ wax ni mu demee rek maa jël responsabilité bi boobu léegi li ma ciy àggali rek mooy day nuru ni da ngay bëgg a jëm kër diine yi parce que boo nee seen ay taalibe yaa ngi tudd kilifa diine yi ku ci nekk am na foo yaakaar. est-ce que ñoom ñooy responsable yi seen taalibe def xam nga mën nga am taalibe mu dem jëm nit paaka mu dee mais ñëpp am sëriñ même ñu nekk ci prison yi. dëgg la ñëpp am sëriñ lu wér la est-ce que seen sëriñ ñoom ñooy responsable yi ñuy def débat aussi da nga koy teg ci responsabilité. mais dañoo gis ni fii bu ñu leen jàppee ba denc leen aussi ñoom daanaka ñooy defaat ay intervention ñu bàyyi leen surtout bu fekkee sa loxo dafa diis quoi mais comme man am naa sëriñ. bu ma jamoon nit paaka mu dee mën naa yàgg ci kaso bi ndax sama poste jiisul kenn xamuma yooyu itam c'est des questions yoo xam ni war nañ koy teg ci place publique bi di ko waxtaanee. parce que on est responsable aussi quoi waxtaanee wuñ ko pour jéem a wëññi seen war loolu wax la boo xam ne gis nga man lépp lu may wax day doon lu mën a am firnde gis nga de la même façon ñuy ñaawlu kàddu Dumburu Sow boobu. Dumburu Sow oui. ndax li mu mën a indi ci wàllu apologie de l'ethnicisme ay xeex ak benn konte ci wàllu xeet. noonu la affaire tarixa ak religion sensible. c'est clair. parce que kilifa diine yi dañ leen ameel orma. dëgg la dañ leen ameel orma. parce que nit du def tooxi doonaam nga ni sëriñam. parce que loolu day doon tooñ bi booba. oui je sais. nit du def tooxi doonaam nga ni sëriñam. sëriñam defloowu ko sëriñam defu ko. mu ngi mel